asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet ñu suivi ci Leewtoo TV ak Lutte TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag dañu amoon fi nga xam ne nii moom mooy salle bi nekk fi nga xam ne nii moom mooy Mermoz wala waaw muy Olympique Club daal suñ ko waxee xam ngeen ko ki ñu fi invité woon na tey nag mooy le lion de Guédiawaye Balla Gaye numéro 2 prochain adversaire de Gris Bordeaux waaw lii nag lu bees teq la buñ ne exclusivité moom ci tubaab defe naa mooy lu bees yaa ngi dégg ngeen gis ne le la mbaroo di toog nga xam ne moom fu Balla Gaye aw mu ngi ko topp nee na ko duma la may jàmm mbaroo di maa ngi lay ziar. maa ngi lay ziar mon frère maa ngi lay sant di la gërëm yéen borom baax ngeen. maa ngi lay gis sa bi gii di am liggéey ak sa waay ma gis maanaam daal Balla mooy ko sax mu yekkee nàkkam lu xew da ngeen am lu ngeen di waaj wala. waaw xam nga sport c'est les entraînements d'abord. ok lépp ci làmb entraînement la. te yaakaar naa ne état bi mu toll nii lu mu ci dolli rek day doon avantage am parce que teel a pare moo gën yéex a pare te yaakaar naa ne fu mu toll nii li des fii ba keroog muy tekk njëmbam liggéey rek. liggéey rek à part dimanche daal te dimanche sax dinañ ci boole natation léegi. waaw physique endurance din salle. adversaire boo xam ne bi ngay bëree bàyyeeku nga dal ci kawam attaqué ko dëkk ko bëree ak moom mayoo ko jàmm tey mu nekk sa meilleur ami lu waral loolu. waaw loolu sëñ Tuubaa la sëñ Tuubaa mooy boole ay nitam. boole leen. waaw sëñ Bamba fu njabootam nekk dina leen dajale boole leen waaw loolu rek la. waaw mais daal xam naa ni si ren sil raaren dinañ xam ni un nouveau Balla Gaye pire il est revenu. ak Gris Bordeaux nouveau Balla Gaye na mën ci moom dara. waaye yow ma ni xaaral ba bés ba jot ba Balla Gaye ñëwaat ba sumeeku ci stade bi. xanaa xam gi nga xam Gris moo tax nga gën a sonn actuellement jafe non yàlla dogal na ni xam naa Gris xam naa Balla Gaye xam naa Balla bu baax te xam naa ni am na li nga xam ne buñ ko ci dollee ci moom il va devenir un beneen Balla bu gën a garaaw la doon ndaxte moom boppam xale la te am na courage u liggéey entraînement. waaw comme que am na courage nag kenn ku nekk xam lu la yàlla may man yàlla may na ma ci booru suuf liggéey ci entraînement ci suuf ak yëpp te loolu bu ñu ko boolee ak salle bi te yaakaar naa ni boobu léegi ñu ngi liggéey te ban dalee liggéey yàgg na boobu dara xewagul c'est que nit ñi léegi nañu doog a comprendre rek. yàgg ngeen di liggéey. boobu Balla sax dellu si waatul gul woon si làmb ji. te yow boobu bàyyee ko. non boobu bàyyiwuma parce que Balla boobu man sama combat ak Baye Mandione maag Balla Gaye ñoo ko entraîné. te boobu mu ngi ci gàddaay gi. waaw mu ngi ci gàddaay gi si gàddaay gi yëpp maa moom ñoo ko ànd di entraîné te nit ñi xamuñu lu xew moo tax nit ñi bu ñuy wax rek da nga leen di seetaan waaw parce que boobu xëy na ñëpp xam nañ dafa gàddaay moo tax déggoo kenn coow mais nag mango bu ñoree ñëpp ne mango baa ngi nii. ñëpp a koy gis. waaw. roi des arènes ku nga xam ne mu nga Parcelles te Balla dégg nañ ci ay nitam ñu ne roi lañ bëgg a jëlaat. waaw roi làmm moom kenn ku nekk da ngay ñaan yàlla rek jëm sa kanam roi des arènes Parcelles il est mérité na. lu raw roi des arènes muy Modou Lo di ko féliciter ci roi des arènes mais xam nga ñun fu ñu toll nii Gris Bordeaux muy keneen ak keneen ñun daal dañuy entraîner pour ñëpp ci làmb waaw. mais am na lu fi Balla wax tey muy lu bees teq Balla na bi ngay bëree ak moom ñëw na ba sa kër tiim la ba ngay nelaw. waaye yow kii day mbalaw rek ñuy day gis nga kii. day tooñ nag mais mani la moom bu ñëwee sama kër man ñëw naa këram. mais moom dañu woon ay photo te génneel photo yi. yow génneel photo yi xam nga yow loolu la yàq lii moo tax liiru jaan di la wax lu mu lay wax liiru jaan rek a baax ci yow na génnee photo yi man dàq da nga photo yi waaw génnee ko naa ko teg ci barki sëñ Modou Abi Mbacke génnee ko amul problème ñii Thierno Gueye moo ñëwoon di ñëw sama kër dajeek man ma dàqi ko muy daw di woo Balla ba jàpp fa seen beneen booy bu ñuy wax xaw ma booy soose xaw ko booy séeréer Balla da ngeen mas a daje ci dini yéen ñaar waaw ba mu nekkee xale mu di la napp wala nga koy napp non yaa ko dàq ne ko doo fi entré waaw mu yéeg ba si kaw rek saaga ma ne ma grand ak yow rek daw dem non dini maa ko moom waaw gis nga àdduna lépp rek na rafet àdduna amul solo mbër yëpp ñoo bokk ndey bokk baay muy Balla Gaye di Modou Lo di Gris Bordeaux di Bombardier ñi ñooñu ñëpp ñoo bokk ndey ak baay xam nga tax ñoo bokk ndey ak baay ñooy mayante xaalis te man ku may may xaalis ku ne du ma ko yemale keneen waaw mukk ci àdduna sama adversaire ak lu mu metti ci làmb ja lay doonee mais dama koy ñaanal wér di ko ñaanal jàmm mais mooy yooyu yoon parce que ki nga xam ne yow boo leen mooy sa liggéeyukaay waa léegi yow léegi bu nekkee micro yi nga yor doxul léegi fooy liggéey dana doy waar àdduna nag noonu la mbëri nanu bàyyi bañ a topp supporter di wax yéen ñi mbëri ñoo bokk ndey bokk gis nañu ñaar ñu bokk su léegi bokk ànd fanaan
mais loolu dara newu ci. liggéey la mais nag liggéey day saf-saf. waaw. mais nag waaw ñu ñaanal yàlla ñaanal leen tamit yéen yàlla dafa leen sutura dafa leen jàmm ñun daal ñu ngi suñu ruq di liggéey rek. ana sa waa ji borom Mbour Mamour Kandji. Mamour Kandji mu ngi fi waaw sama xarit kooku moom c'est mon frère suma xarit la nit ku baax la sa seen waay la ma laaj ko sa waay xam na ko. Lamine xaritu Lamine la ñoo àndoon dëkk ba xaritu Lamine la Mamour waaw jaajëf. Mamour Kandji Lamine. waaw maa ngi lay bëggee. maa ngi lay rëbbëggee Babou. mbaa am nga jàmm. sant naa bu baax a baax. naka àjjuma ji. moo ngi nii rek di tàng. waa tàng na de man de xaw naa fee tàng sax. du ci mën a ñàkk. entretien. waaw. exclusif. du lu bees. waaw du mën a ñàkk Leewtoo Lutte TV. voilà à 100% lamb du mën a ñàkk ci la ñuy dox di. looloo am ñu jàkkaarloo nag le lion de Guédiawaye le futur adversaire de Gris Bordeaux du noonu la demee. waaw ci liñ wax. waaw ci liñ wax. defe naa loolu mooy li am de. kon daal ñu nuyu ko ziar ko Omar ñu ngi lay bëggee. Abacar maa ngi lay ziar Lamine maa ngi lay nuyu ñaar ñëpp kenn ku nekk turam ak santam di santat yàlla bu baax di julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant suma ñaari waajur di sant suma sëriñ Bassirou Bara Mbacké yàlla na yàlla yokk leeram te taam ci barkeem ñaanal sëñ Mountakha Mbacké mu yàgg bi loolu te wér njabootu maam Cheikh Rafal ñëpp ñu yàgg bi loolu te wér njabootu Cheikh Ahmed Tidiane ñëpp ñu yàgg bi loolu te wér maam Limamou Laye Bou Kounta Ndiassane bàyyiwuma kenn njabootu Cheikh na Cheikh Sadou bi yëpp di ñaan yàlla yóbbuñu si màggal Tuubaa bi ak jàmm ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu suma mag suma xarit Balla Beye numéro 2 di nuyu gii suma entraîneur di ko sant bu baax di ko gërëm rawatina Lenz aussi tamit ñoo ngi ko Cheikh Ahmadou Bamba maa ngi koy nuyu waaw di ko sant bu baax di ko gërëm di nuyu sumay encadrement ak sumay saf ak suma am du jàmm ku ci mel ni Mbaye Diop Talla Meng Modou Fall Simon Baye Kor Ndiak Masata Baara Gueye Kiliŋol Andaw Pape Mama Fall maa ngi leen di bégee saa su ne ak ñi nga xamante ne mooy suma papa suma xarit Aziz Ala Ndiaye maa ngi koy bëggee baax di ko ñaanal jàmm ci moom di nuyu waa Guédiawaye rawatina école de lutte Balla Gaye numéro 2 di sant ñëpp di nuyu waa école de lutte Balla Gaye ñi fa nekk côté Sieg yëpp kaw ba ci suuf maa ngi leen nuyu di nuyu ñuy seetaan làmb ak ñu bëgg làmb ak ñu safoo làmb di wax kontaan naa aussi tamit ci fekk bi ngeen ma fekk fi que ñu waxtaanee làmb waxtaanee lu bëri. mel ni tey waxtaan wi Lamine li ko gën a wundu bokk na ci kombaam ak Gris Bordeaux nga xam ne coow da ci am fan yi ñuy dégg naan Gaston Mbengue waa Aziz Ndiaye jox na ko ultimatum ba wax ji bëri daal moom nag moom lu mu ci bëgg a leeral Lamine. lu ko jiitu tamit Gris Bordeaux defoon na benn sortie ba am nu mu waxee. waaw mais balaa loolu. dafa nuyu Babacar. waaw Baboy. ñëwaatal seen diggante ñoom ñaar complicité bi chaque jour. ñoom ñu ngi koy gën a wan. doomu aadama yi. laaj nga ko Baboy am na lu mu ci wax seen bëre fañ jaaroon 2010 yaakaar naa lañ bëre woon. waaw coow la bari ci torop ñu doon laaj kan mooy vrai lion bi léegi nag ñoom ñaar ay xarit lañ. nañu wax kan mooy vrai lion bi nag. Omar dégg nga li Lamine wax sa digganteeg Baboy dégg nga li ci Baboy wax sànq loo ci mën a leeral. waaw mooy li mu la wax rek xam nga àdduna dafa doy waar. Baboy man jamono yi may liggéey mécanicien nekk xale bu ndaw di jàng métier boobu lu ma commencé romb ak yeneen mbër ay ñoom commando ay ñoom cek boobu man xale bu ndaw laa boobu Lac de Guiers numéro 2 sax si saa bi la ma daan fekk ma koy gis muy bar fixe donc ma lay xamal ne kon àdduna du dara ma ñëw foofu mu ne ma dugal foofu ma dem ba fee tamit wax ko musiba bu may dàq ji man maa jot ak yeneen ak yoo xamante ne ñaam fekkante géej fu ma romb boobu nekkaguma dara dafa yëg ne kee doomu mbër la rek mooy doomu Double Less daf may conseillé liggéeyal li ngay def waroo ko def kon loolu dafa jiitu suñu juddu rawatina mu doon taalibe Serigne Touba kon ànd bi yàlla moo ci dugal loxoom téel ko boppam ma nangu ko lool moom mu nangu ko lool mu dégg ci lu ne ma dégg ci lu ne waaye xoolal tey li yàlla dogal moo ngi mel ñoo bokk ndey ñoo bokk baay bokk nañ lu bëri daal ba nga xamante ne daal ñu ngi ñaan yàlla nañ fi yàlla bàyyi ak mbooloo mu jullit ak képp ko am ànd bu rafet waaw ñu ngi leen koy ñaanal. mu mel ne dañ doon yaakaar ñun ñëpp ni événement moo leen di boole comme xew sumb lu am comme ngay def safar mais dañu gis ni daf lay assister sax ci entraînement yi comme ni mu ko defee ni ngeen gis ko ci image yi loolu day continuer ba combat ba wala interview bi moo tax mu ñëw teewee loolu. ginnaaw gis nga ba ma toogee 2 ans bëriwul
maa ngi moom chaque jour ñooy nekk moo may yóbbu 3 heures du matin astafurlah 3 heures ci ngoon day fekk ma dem géej ba pare mu ñëwee day yóbbu ma dîner maa ngi moom ñu ciy nekk di ci nekk asuma nag ba ma nekkee ci fu neex ba mu neexee sax taxul ma gis ko wax jee fi nekk rek mais ba mu neexee taxul ma gis ko yàlla xam na loolu mais ba mu naqaree aussi tamit la ma gën a jàpp ci laa gën a jàpp ñëw sama kër di ma conseil di ma yedd ñu tase ay mbir yu bëri comme bu yàlla dogalee aussi tamit mu bëggal ma boppam te Serigne Touba rek tax ma bëggal ko sama bopp te Serigne Touba rek tax moom maa ngi koy ñaan yàlla lépp lu mu bëgg ci man wala man li ma bëgg ci moom yàlla na ko suñu borom moo tali te Serigne Touba laay seede sama diggante ak moom waaw. ma gis ne daf lay teg lu metti sànq sax gis naa la mu teg la lu metti ba nga ne ko bàyyi ma affaire yu mel noonu. loolu maanaam lan la. waaw loolu mooy motiver nit xam nga tey moom xam ne li muy def nii metti na dis na te xam ne warul mën a nekk mais dafa bëgg mu nekk est-ce que dégg nga ma dafa bëgg mu nekk parce que bëgg na ma nekk ci forme bëgg na ma liggéey bëgg ma daal ba nga xamante ne mooy loolu mënu ma wax ci moom daal maa ngi koy ñaanal jàmm. mais dinaa ñëwaat ci seen combat dugg na ci léegi combat ba dañoo gis mu dëkk la ne la doo dara. attaqué la ngeen bëre yàlla def nga daan ko combat ba mën nga ci dikkaat tuuti ak tamit fekk bi nga ko fekk këram ba tiim ko ba foto ko. muy nelaw te boobu combat bi taxaw. dama koy tooñ rek xam nga boobu moom mu ngi dëkk Cambérène la dëkkoon ma dëkkoon golf man buy entraîné dama koy gis man bu may def dara moom dama koy gis umpale wuñ dara daal ma tax combat bu bëri woon tension bëri woon ay affaire waaw ba tax na daal lion la gaynde la man lion laa gaynde la léegi moom mooy César waaw léegi moom mag la lion bu mag la léegi waaw léegi dolli na ma ci lion moom jox ma ci waaw muy plus waaw gis nga waaw. mais këram moom mosoo faa dugg wala benn këru mbër Balla mosut di bëreeg mbër dem këram. non man dugguma benn kër mbër damay foo nii rek dañuy wax ma ak moom rek damay foo déedéet. Lamine kon léegi buñ neexee ñu jàll ci combat bi ah. waaw parce que combat bi ñuy ñëw mooy dafa mel ni tey leeral nga bëgg a def ci sa diggante Gris Bordeaux dañu xëy ñu ne combat bi taxaw na nga wax ñu déglu la Gris wax parce que keroog su ma ju mu dégg leen sax ci ab rajo bu ñuy wax Zik FM ak Saliou Khoule ñu jógee ca def quelques jours wala quelques mois après Gris ñu ne jot na xaalis par la suite ñu déggaat ci ay coow sa diggante Gris di début ba fi mu toll nii tey loo ci mën a indi comme leeral ci sénégalais yi. non li may leeral sénégalais yi mooy man dama am ay staff am ay encadrement te mosu ñoo doon cuune ci làmb boobu ba léegi aussi tamit mooy li may wax rek joxe naa suma kàddu ma joxe suma kàddu mu ngi mel ni suma staff ñoo joxe kàddu aw ma ci dara lu liggéey defal nii ak nii ak nii ay ba ma waxtaan ak man nee na ma kàddu bi joxe nañ ko mais lépp loo gis aussi tamit am na àpp da nga koy déglu te àpp boobu noonu mënu ma cee sori mënu ma cee wax lu bëri parce que am naa kilifa ci làmb loolu nag mu ngi suñu kanam mais man li ma jàpp ne xam naa Gris champion la ndaanaan la borom jom la te man li ma xalaat ci moom ba gis ko ci moom warul mun a delloo avance wala boo xëy na peut-être séance entraînement yi la gis xaw a tiit mais du ma ko jàppee loolu du delloo avance bi Gris xam naa ne ndaanaan la warul mun a delloo avance bi non non. mais moom nee na dootul bëril Gaston Mbengue ak yow mais bu beneen promoteur yi tëgg seen combat wax boobu tamit maanaam da koo wax ci àddina bi dégg ko bëreelatuma Gaston Mbengue ak Balla Gaye 2 bu may bëree ak Balla Gaye 2 beneen promoteur la te keneen a koy tëgg. waaw moom soam la xam nga nit ku nekk ak soam mais man kon li ma wax rek li ma joxe accord waxtaan naa si ak sumay saf sumay bi jàmm soam la am na droit wax ko moom wax dëgg yàlla loolu moo Gaston la. mais man avance bi ma lekk mooy ci accord laa ko lekkee mooy wax naa ak moom joxe nañ kàddu moom laay xaar mais lépp aussi tamit loo gis am na àpp peut-être loolu dañ koy bàyyi ci loxo staff bi ak encadrement. encaissé nga xaalis. waaw billaahi wallaahi encaissé ma xaalis. waaw mais Gris moom lekk na 10 millions man lekkuma dara. mais Balla dama lay dog foofu noonu patience bi am ci yow. am ci sa staff. combat bu taxaw presque 2 mois. lekk goo avance ëpp na 2 mois. lekk goo avance dégguñu la nga wax dégguñu tamit. sa staff ñu wax bu ñëgas. lan la est-ce que li ñuy wax ci suuf dëgg la wala du dëgg Aziz Ndiaye dafa nekk ci combat bi. wala nekkul ci combat bi yan leeral nga ci mën a andil amaat. non Aziz dépassé na ci loolu. Aziz kilifa la ndaanaan la Sénégalais yi dañ ko respecté jox ko cër te cëram boobu noonu. man mii di wax ak yow dama koy nangul dama koy mottali xam nga Aziz dafa xër ci man ba nga xamante ne lépp li nga xamante ne dafa am rek dañ ñaan Aziz moo ci dugal loxoom mais maa ngi sant yàlla ci loolu ndax xam nañ ne fi mu toll ci man la ak yërmande bi moom ci man la ak cofeel mais Aziz
tëggul làmb tëggaanul làmb ndax li may wax nii ci ndigal laa ko amee. bu fekkoon amee ma ko ci ndigal kon du ma wax ak yéen. Aziz moo ne ma waxal li nga war a wax ma wax ko mais bu ma ci moon ndigal kon du ma wax. mais Aziz tëggul làmb tëggaanul làmb. mais sant naa yàlla aussi samay encadrement lu ma soxla ñoo ngi ma ko jox te du ma ci sonn loolu rek la. loolu la encadrement bu baax di jëriñ maa ngi ñaan yàlla ñëpp am ko aussi tamit parce que lu am solo la nit boo ko bàyyilee sa bopp jox ko cër moom xam na li war ci yow du ma cuune ci làmb moom du cuune ci làmb mais loolu la rek moo tax gisoo ko kaas gisoo ko wax parce que ñun tàmm nañ ko ñu ngi suñu liggéey loolu lañ gëm da ngay nekk sa liggéey ba lenn fekk la ci mu nga continuer ak moom. Lamine ok Babacar dama koy laaj continuer laaj tamit ci digganteem ak Aziz ba léegi rek. ban différence la gis. parce que du yàgg na Aziz yàgg na ko jàppale mais doon woon fës. ban différence nga gis du mu ko dénkee sa bopp mu fësal boppam. que ni man maa ngi ci ginnaaw Balla Gaye may waxaale ay combat ak du mu fësalul boppam ban différence la am ñaari. waaw xam nga lépp loo gis ci àdduna am na àpp bis ba lay xaar ak lu war a jot sànq maa ngi waxtaan ak yéen ne leen man 2005 laa dugg ci làmb Aziz moom a njëkk a fayal salle de musculation may dem salle Castor di fa entraîner te jamono jooju ay mbëri mag ñoo fa doon entraîner. ay Yékini fa lañ doon entraîné ay champion ay roi des arènes kon moom sama niveau du ko mës a yéegal comme si que par rapport ak fu ma war a entraîné fu ma entraîné salle bii ma nekk nii da ngay fay entraîneur bi da ngay fay borom salle bi kon xam nga loolu du caaxaan parce que loolu mooy ne liggéey bu muy liggéey ak man yàgg na ko def ak man mais différence bi mooy li mu leen wax benn jour dafa am ki mu daan nekkal muy Moustapha Gueye xaritam la wëllëreem la munul ànd ak Moustapha Gueye tey di ànd ak man mais yàlla dogaloon na mu boole ma ak Baye ay ñoom xalilu ay sóora ma nekk seeni morom ñu yàgg ànd ak ay amet mais nag ba yàlla dogee tamit seen diggante jeex ci làmb mu ñëw nag téye ñu mais en tout cas mosuñoo seetaan aussi tamit lu mu écarte mosuñoo seetaan na bu ñëwee combat da ciy jàpp bu yëkkati xaalis jotee mu jox ñu bu ñaan jotee mu ñaanal ñu bu dimbali jotee mu dimbali ñu kon bu yàlla dogalee léegi nag mu doog a fës xëy na day doog a jot man loolu laa ko jàppee. mais am na différence daal. bu baax am na différence instant bi sentir nga ne yaa ngi ci ay loxo yu wóor. non loolu wax bu yàqu la yow réew mi yëpp xam nañu ne maa ngi ci loxo yu wóor mais loxo yu wóor yëpp nañ ko tel ci loxo yàlla suñu borom ndax yàlla mooy séddale. boole maag ku baax boole maag ku sell boole maag ku yiw ku xam li muy def donc daal maa ngi sant yàlla baax. léegi su ma ñëwaatee xam nga Lamine borosé na ko léegi sa combat coow li ci nit ñi wax mooy Aziz ne ci ginnaaw parce que dafa am loolu daf fi amoon la ñu wax ci sa combat ak Modou Lo ñu ne Gaston lañ jiitaloon mais Aziz moo tëgg combat ba bi lamb ji jeex mel ne Aziz ca na mu waxee Sénégal yi doog a am écho dëgglu wala boog ñu nangu ne kon Aziz mi moo tëggoon combat bi mu mel ni Gris Bordeaux ci ay waxam dégg nañ mu ne moom du bëreeg ñaari adversaire maanaam xaw ma ñett kenn lay bëreel est-ce que du tamit loolu dafa ne ci biir Balla ngeen di ci maanaam ngeen di ko nëbb yéen. gis nga àdduna ñàmbaar amul yàlla dimbal rek moo fi am wax jee fi nekk rek man bëre naa ak ay promoteur ñoom xaritu mbër ma xam ko lekk seen avance ñu ànd ak moom fu ne ba ñëwee dama leen a daan est-ce que dégg nga ma daluma benn yoon daluma ñaari yoon te mosoo leen dégg ma ciy wax mais peut-être li ngeen wax ni moo tax ma leeral leen ko Aziz ak Gaston ànd nañ yàgg di liggéey ci làmb loolu saa ne rien à voir ak loolu wala boobu bu fekkee gars yi dañoo ragal léegi ñu ne léegi Balla Gaye dañ ko ragal mu jeex. non Gris xanaa Gris kay ngay wax. waaw man damay jàpp ne kon waaw léegi damay jàpp ne léegi daal comme ay yaayu mbër sax taxaw na fi nañ dootuñu bëre ak man kon non maanaam ay yaayu mbër sax taxaw nañ ne dootuñu bëre ak Balla Gaye bu fekkee léegi mbër dañoo ragal ñu wax ma amul problème ma dem gérer leen non dama leen leeral rek loolu yëpp benn la quoi. pourtant man Gris seetaan naa ko Lamine mi moo ko jël mu waat ne daf lay dóor nga daanu bi yoon. waaw xam nga loolu àggaguñ ci du ma ci wérante. mais na mu waxee daa mel ni ku décidé ci yow de est-ce que Gris dina la ragal Balla. man mbër ñemewu ma Babacar. ñemewu ma. Gris Bordeaux ragal na la. ñemewu ma. Gris ci gën a tuuti dama ne mbër ñemewu ma man. ñi takk ngeen ñëpp wala. góoma laa wax mbër ñemewu ma samay adversaire wala ñi ma yàlla boole ñoo war a bëri mbër kenn ci ñoom ñemewu ma. lu ñuy ragal ci yow. xaw ma. da nga leen a dàq bëri da nga leen ëpp dool da nga leen ëpp ginnaaw wala. mbiru yàlla la.
Gris mi lekk sa avance jëkk la encaissé sa xaalis nga ne ñemewu la. waaw mais moom mu lekk te man lekk gu ma te déggoo ma kaas wala ma wax. non moom li muy kaase nee na lañ ko joxoon ak heure bañ ko waroon a dolli moo jot dolli wuñ ko moo tax mu wax. ah aucun cas moom laa la wax nii jox nañ ko avance moo ngi lekk na man lekkuma dara pourtant kaasuma. waaw. est-ce que loolu bokkul sax ci li tax muy dute. sa ñàkk lekk kii sa ñàkk lekk te fu ñu waxee nga ne maa ngi ci combat bi. waaw man yaa nag staff bi di entraîné. waaw sato ci wet bi yow ngay pousse ci côté. waaw mooy li ma la wax rek encadrement loolu la jëriñ encadrement nekku comme si que da ngay encadré mbër bi rek xamoo ci lu mu nekk xamoo ci lu muy lekk xamoo ci lu muy naan xamoo ba xam mu ngi entraîné wala entraîné wu. ay wax na leen sama combat bi mu mujj passé ñaatu moo maa ngi moom tàggalu ko te ñàkk tàggalu ko boobu nekkul ci mois yi sama ngir dund ak moom maa ngi moom tàggalu ko wuñ ay làmb rek booleetuñu ci àdduna suma kilifa la ci lu bëree bëri loo xam ne neexut a taxu fi tey di ko wax loolu daal laa bëgg ñu xam ko bu fekkee dañoo ragal ñu wax ko. Babacar. waaw Lamine. bul boros mu wax ko nee na mbër ñemewu ko. loolu kañ la wax. ñu ko daan ak ñim daan ñëpp la wax wala lamb ji da ko commencé ci roi des arènes ba ci liiru jaan bi ci gën a tuuti. liiru jaan yaa ngi tooñ sama grand bàyyi jàmbur ñi ma yàlla boole may bëri ñoom laa la wax. waaw maanaam ñi la daan sax dag leen cee boole. dëggal ñi ma yàlla boole may bëri ñoom làmb nag xam nga lan la wax ji jaratu mi bëri lekk naag lekkuma man lekkuma avance te jàpp naa ne am naa accord bu fekkee Gris ñemewul mu ne ok gas ñemetuma bëri ak Balla Gaye wala lan la man noonu laa ko mën a jàppee bu fekkee jubóowuñu aussi tamit man lépp loo gis rek am na app am naa ci ay staff yoo xamante ne war nañu waxtaan ak moom buñ ci waxtaanee buñ ko joxee app keneen ku ko war a tëgg ko bu ko waree Gaston tëgg aussi tamit tëgg ko parce que aussi man am naa yeneen promoteurs yoo xam ñu ngi ci waxtaan ak suma staff mais ñun dañoo am accord ak suñu père Gaston ñu respecté ko mu jox ñu cër ñu jox ko cër mais aussi tamit lépp loo gis rek am na app parce que chaque jour tamit suma kilifa moo ngi may wax lii ak lii réeréewuñu loolu laa ci mën a yem. yan promoteur ñoo koy dox. man sama promoteur aw ma promoteur. yan promoteur ñooy dox combat bi actuellement bu dul gas. non xaw ma ko parce que Aziz lañ ci waxtaan rek Aziz di ma wax. waa CFM dañ laa woo. non woowuñu ma. dañoo woo Aziz. non man lépp lu ñuy wax rek Aziz la ñuy wax. mais Luc Nicolaï da laa woo. non du ma woo ndax xam nañ fu ñu war a jaar. Pape Thialis Faye tam woowu la wala Pape Abdou Fall. kenn aw ma ci benn numéro promoteur lu numéro Gaston Mbengue suma père yàgg naa ko am mais ñi des ñëpp amul kenn ku ma ci musa woo di wax ak man combat samay staff lañu waxal ak combat bi Aziz lañuy waxal Aziz pare rendre ma compte wax ak man loolu laa ci am saa su ne. parce que boo gisee ñu tudd ci TFM dañuy gis Gris Bordeaux bi mu def sortie waa TFM seen journal la jaar muy l'observateur Aziz Ndiaye barki démb bi muy def sortie l'observateur la jaar moo tax ñu leen ci tudd instant bi donte dégg nañ maa aussi sama génn sax ba ndax maa man jël naa ko mu ne loolu moom nekku ci tey suba waxi nopp. waaw xam nga ñoom li ngay wax ni ñoom la concerné peut-être ñoo koy xam mais man li sama staff wax loolu rek ma concerné Aziz lu mu wax loolu laa wax lu mu waxul waxuma ko point. app bi ngeen mën a joxe tey ñaata fii ak ñaata weer bu ñu ne saison bi ubbi na novembre wala décembre léegi te affaire bi duggul lu ngeen di def. waaw loolu après staff bi nañ ci toog waxtaan. mais yow miy bëre tamit mën nga cee wax di. non man liggéey laa ci am ni nga ma gisee nii fekk may liggéey laa ci am ba bëgg man moomatuma suma bopp xam nga lan laa moomal sama bopp man liggéey gi may liggéey war koo def di ko def la ci des nag am na ñu ko yor ñoom ñoo ko yor man waxaale ma combat ki war a waxal combat mu ngi koy waxaale ki ma war a teg ci raay bi mu ngi koy war a ci raay bi samay entraîneurs yi daal laay lay xuloo léeg-léeg bu entraîneur métti ak discuter ak ñoom à part loo xam ne kenn koo ci discuter du promoteur du keneen. sa combat ak Modou Lo da nga cee liggéey ak Tafa gi. non loolu wax bu yàq la ma liggéey Moussa Fall laa ci liggéeyal suma père waaw moo ma engagé IMSES ma jugee foofu ñëwaat fii mu engagé ma kon ne di liggéey moo fa jugee topp ci gii di entraîné damaat ci Cheikh Lens di liggéey Moustapha Gueye pourquoi may ànd ak moom di liggéey bokk suma staff bokk suma encadrement bokk ñu koñ mais suma papa la bu ma respecté la naw ko en tant que papa en tant que champion en tant que lépp mais musuma entraîné